infiltré man ma d'accord jege ko samay boy waxoon nañ ma dafa infiltré asalaamaaleykum sëñ bi garde la ligne allo allo dafa infiltré ñu wax ma ko ma xam ko ma dem dugg pour vérifier kooku moo ma ne il y a 1 mois bàyyil Assane boo bàyyiwul Assane dina daanu te di nga ànd ak moom dans sa chute ma ni ko kon dese nga ma xam parce que man au contraire bu nit ki nga xam ne dama ànd ak yow ba ngay daanu jour boobu laa lay gën a jàpp jour boobu laa lay gën a jàpp booy dee maak yow ñu àndandoo dee xëy na loolu valeur yoo xam ne la amatul Sénégal donc bañ ko jàppee ni vendredi seetlu ngeen ni am na ku doon live naan man sama bés le 17 la ils avaient fixé ça ñoom et puis dañoo rëy làmmiñ activiste Macky Sall yi dañuy wax rek lépp lu ñu complot ci suuf ñu jox leen information yi depuis Dakar booy wax ak ñoom ñu daal di commencer di la ko jox pour wan la ni que am nañu maanaa ndeysaan parce que ay losers la ñu dajale ñu mësut a tekki dara la ñu dajale ñoom ñooy liggéeyal Macky Sall dans les réseaux xale bi naan ma dangay daanu ma ne ko baax na ba tey te ñooñu tey ils ont raison parce que période bi ñu doon wax ni le 21 Hélène dootul talati sax toog di live da ngeen foog ni boo leen jàppee Assane dootuma talati live mais yéen vous êtes tellement mais nag c'est xam naa ni vous avez un problème seeni ménage ñoo làcc ñu désherber leen désherbage lañ leen war a defal parce que malheureusement moo tax réussiru leen ci dara je défie ces gens qui me salissent de prouver qu'ils ont réussi ba ci seeni gel ya ñu am ñu leen di fenal naan leen Françoise gelu Fodé Mansaré la woon moom kay moo topp Fodé Mansaré di ma topp ma ñëw di ko seet si nee na sama xarit la fekk ko mu tëdd moo Fodé Mansaré te am naa témoin ñu tëdd oto Fodé Mansaré nekk ci buntu këram ci pukkusam boobu bu yoroon moo Fodé Mansaré nekk sous la couette te nag maa ngi xaar su ma continuer di ko gis muy duul dinaa nettali lépp waxturam nag ci kaw xaw ma ndax mooy jabaru Seydina Seck léegi xaw ma ndax galam la waaye la muy wax ci man Fodé Mansaré sekkuma kook moom moo ko defanteeg su Fodé Mansaré avec des témoins nag à Montpellier la mu def ak Fodé Mansaré bu ma ko jéem a teg sama kaw parce que man góor yee daw sama gannaaw may bañ loolu la yàlla dogal maa gën a ñaaw ñëpp nag waaye bayre laa am bayre bi nekk nii ci net bi moo nekk dans la réalité moom mooy wut Fodé Mansaré bay làkkoog moom ci couette bi ma seen cob bu bopp bi di feeñ mu làkk ko ci kii bi parce que ba ma yegsee xamul woon ni damay ñëw seetsi ko comme moom xamoon na ni Fodé daf may topp moom ci boppam mu fat Fodé ma yegsi fekk ko foofu te bu ma emmerdé dinaa wax turam xaw ma ndax mooy jabaru Seydina Seck léegi Seydina Seck bu dee sa jabar la wala sa gel xamal ni desitu Fodé Mansaré ngay raasaatu dégg nga pour sonn man kenn mënuma tilimal parce que man dama mës a tëye sama bopp xam sama bopp duma fooye sama bopp ku ma xool sax bu baax xam ni fooyewu ma sama bopp ma woo grand Ousmane Dramé yéen xanaa live bi dafa neex doo leen wax doo leen wax yéen gars yi non mais gars yi lii la ñuy wax waaw benn xam naa benn ci bagaasam moo ko dul lool te moom moo ko doon raasaatu man damaa moo yow asalaamaaleykum grand Ousmane waaw ma di la ziare te di la masaw merci beaucoup amul benn xeex bu yomb merci beaucoup amul benn xeex bu yomb jërëjëf le Sénégal appartient à la jeunesse ay mag confisqué ko dëgg la ba lii ñu dal ak te muraan gi ñu faraan ci àll bëgg ñu suñu doom am ko bëgg ñu suñu jarbaat am ko dëgg la lii Assane da koo def pour tout le monde pour tout le monde la ko Assane def dama ne tooñu ñu ma Samba tooñu ñu ma Demba dañoo bokk dara muy le Sénégal gisuñu ci suñu bopp ñu taxaw di ko naqarlu taxaw ko di ko wax dama ne Assane jëkkewu ko te du ko mujjee Assane lii mu dugg ba mu koy tàmbali xamoo ko yow ba mu tàmbalee saaga tàmbali na ci yow sax di la saaga ci sama kanam mais man la njëkk saaga di da ngay déglu
dama ne lii am na Serigne Mbacke bu honnête bu ne. lii ñu ruuma daat ci suuf askan koo wax rek waaye ñëpp xamoon nañ ko wala ñu ëpp xam nañ ko. sëñ bi te nga bañ a waxee loolu sama plateau parce que boo ko fi waxee rek. dañ ma koy endossé après. waaw dégg naa la. comprendre nga. dama ne. kan bokk góorgóorlu Sénégal noo ko moom. justice bi jaarul yoon. dëgg la. nit ñëw di agressé ko nañ jàpp ñu ko na agressé. dëgg la. yow xoolal sa yoon da cee nekkul. dégg nga. dëgg la. te ñi nga xam ne dañuy wax kenn mën leen see wax xam nga Sénégal nga juddoo xam nga seen i habitude Sénégal daal am nañ problème. dëgg la Père Ousmane problème bi nga xam ne moo nu dal. ñu ngi ñaan yàlla mu bañ dal xale yi. ban amee ñaar fukki at lañ génnoon réew mi ba léegi mënuñoo dellu. gis nañ xale yi ñu ci àll bi taxawaalu te réew mi ñoo ko moom. dëgg la na xale yi am fulla jóg taxaw foqal ci réew mi ci loxoy politiciens yi. dëgg la. Sénégal ñee mu tëddee jàmm rek moo fay am. amiin jàmm képp moo fay am. amiin waay vraiment. parce que ñun liñ gëm kenn mënuñu koo taxaw gëma ji. waaw Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo ne ci suñu xol yi. taalibe dong benn taalibe képp mënu koo dindi. dafa toll nag réew ma ne boo waxee dëgg. ñu ne da ngaa yaradiku boo waxee ñu ne da ngaa xamadi boo waxee ñu ne amoo taalibe. waaye kilifa yi diine war nañoo jóg dimbali ñu. wallaay ay bandi ñoo nu yor. kilifa diine nañu jàppale kilifa diine war na jóg jàpp ci. amuñu kàttan bu nu foqal ci réew mi mais réew mi këpp nañ ko. bilaay dëgg la. réew mi kenn mëntu fee jaamu yàlla. ay keesi xaalis na yor. war di ko wër séddale ci nit ñi bëgg a yàq seeni baatin. dama ne man mii Ousmane Dramé. dama ne ci diine ji nit mënuma ci jëlee ci laa bokk te duma ci génn te parce que duma ci wax lu ñaaw. boo amee lu ma naqari nag yéen di samay bokk bu ma ñëwee wax leen ko dañ caa war a taxaw. waaye wutu yat di ma wër ak wër di wax yéen a ngi sonal seen bopp rek am na ñoo xam bu ñu jàppee wala ñu mat dagg rek tax moom ñu bàyyi. dëgg la fii Sénégal jëm. ok cher fii Sénégal jëm baaxul ci l'islam yi. baaxul ci chrétien yi. baaxul fenn. dëgg la dama ne bu ñu bokkul góorgóorlu. daanu gisul xonq cur. yii ngeen di def nag te dama lay xamal lenn. waa xola muriti APR yi ñoo songu Assane. ñi doon jàppale Macky Sall. ci législative yi. même bande la ñu attaqué Assane. ok. waaye xola ñi attaqué Assane. jotuwuñ dara ak lu murit bi wala njoti ak keneen ay nit leen ñoo xam ne il veut faire plaisir à Macky Sall. dëgg la li nga wax moom yanu na maanaa. waaw dama ne tàmbali ci gaayen boobu du ma la sëriñ gaayen boobu doon attaqué tàmbaleel ci moom nga xool ko ci référendum bi. ci la bokkoon ci noonu mais ginnaaw bi la bàyyi nu mu def. Macky Sall jënd ko ci Macky Sall. wax nga dëgg APR la bokk moom dafa soppi doxin dëgg la. dama ne voilà ñooñu leen attaqué nag kenn ku ci ne at mais murit saa deex murit gëm Sëñ Tuubaa kenn ku nekk xam na ne. dama ne Assane dafa am problème. Assane problème metti ba mu am dérapage psychologique. Assane ba mu tëpp Sénégal bu fekkoon ne. soutenir ñu ko psychologiquement. ils vont envoyer des psychologues qui vont l'accueillir. merci. mais ils ont envoyé des policiers. wallaay. ñàkk mën a jàng képp la. ça s'appelle burn out. phénomène boobu ça s'appelle burn out. bi mu dikkee ak ces phénomènes là. à l'aéroport de Dakar ça des docteurs en psychologie ñoo ko waroon a gàttandu. accompagner ko. Assane wóor na ma ne bilaay mën naa koo giñ. Assane bu ko sëñ Moustapha Sy woowoon. ni ko damaa bëgg nga denc saaga yi toog fii sama kër ba ma lijjanti la. non Sëriñ Bamba mu bàyyi. Moustapha Sy wala waa Touba. ñoom ñëpp. bu mu ci mënti doon sax damaa jëkk ci tijaan yi dëgg la. dama ne Assane barke Cheikhul Khadim bu ko sëñ Bass Abdou Khadre woolu woon ne ko man damaa dégg ñu la report dañ laa dellu lan la woon. mu leeral ko lépp mu ne
ko lépp mu ne comme ñu ne léegi demal ca tool yi xaar ma man danaa ko lijjanti. wallaay dëgg la. Assane ci tool yi la jëm boo amee mbokk mu dem ba am dépression psychologique. am mbokk mu dem ba te dañ koo tooñ Assane dañ koo tooñ. nit ku dem ba am 30 quelque année 40 ans te amoo carte d'identité état amee la ab d'identité amoo ko. ngay tukki di jël say passeport yi bokk ak bi passeport di daw di ñëw. Assane ba nekkee Sénégal di langi ci ay car rapide ak di wër di ambulant. bi mu ñëwee ci quelque temps la fi def développé comme ñëpp. kon ku ko jàppaloon Sénégal mu tekki dara. wallaay dëgg la. bu fekkee dañ ko refoulé. dañ ko refoulé. te taalibe la. ñu woo ko sérieusement téye ko ci tool yi waxtaan ak moom. dëgg la. parce que Bamba Assane dana noppi. et c'était la démarche à adopter. dama ne lu Sëñ Tuubaa gënu ko te nit mënu koo génn ci yoon wi. ndeyam taalibe la bokk ak ñoom moom taalibe la bokk ak waa kër gi. coow bu amee ci kër da ngay dajale nga waxtaan ci ab néeg jéem a defare. loolu de laa bàyyi Sénégal man de loolu laa xam. doo bàyyi xale boo xam dañ koo tooñ mu dem ba boppam bi dem mu wax lu ko neex. merci yow doo saaga man saaga wu ma. wallaay dëgg la. mais teewul y a un message à passer lii dañ koy def waaye gënalu ma lii may wax ci mbir mi sax gëmalu ma mais Sénégal ni ko confisqué dafa jaaru ku ab Sénégal nekk wax ci. man ba may génn Sénégal allah jàpp Aziz Sy moo ma jàppale wutal ma passeport lépp mu sama wël réew bàyyi ma ñëw fii. wallaay dëgg la. kon bu ma nee damay wàññiku te sama bàyyi mu xaddam la su ma wàññikoo naan damay dara jëme ko ci tijaan yi non seulement du teggin mais au moins ngor. partage lu ma métti nag. partage leen vidéo bi dafa ko wax loolu rek la. am na solo loolu rek la. am na solo dëgg la dama cee bokk nàmp ci. xaw ma du dul yoonu murit xaw ma ko. ndeysaan. waaye ñeenti nit dajaloo fële. bëgg maa tàggaleeg sama adduna damay lànk. nekk naa ci àll bi plus de 40 ans. amul kenn koo xam ne yaakaar naa mooy seenu la nga fekk mu ci àll bi ne mbaa jàmm lan la ak lu la naqari ñibbisil. kon bu ma nekkee di souffrir ba nëgë ni. dëgg la. li ma am ci àll bi amu ko Sénégal. boo demee ba dépression dab ma. maa war a woo consolé ma. dëgg la naxanteeg man war ma lu tax ma gëmaat la. dëgg la wallaay dëgg la waaye boo bëggee sa gën danaa la fetal. doo ma jaay doole rey nañ bàyyi loolu. di ko jaay doole rek di ko jaay doole rek di ko gën a poussé. dama ne ak sant woo mën a sant ku rey nit ngir Sëriñ Tuubaa boo dee da nga dem sawara. képp ku rey nit nga ne Sëriñ Tuubaa nga rey ko. billaahi wallaahi da nga dem kaso da nga dem sawara. Maam Maodo reyloo wul kenn lenn ay nit yu daje lañ ci suuf ñu nangoo des ginnaaw. respect bi dong lañ soxla parce que li ngeen laaj daañu leen ko jox jàmm dong lañ bëgg yéen a ñu war a dimbali am nañ problème. sëriñ si nañ dajaloo woo gouvernement bi. yii gouvernement bi def day naxe rek jël xaalis wër di ko tasaare ci kër jàmbur yi loolu jaaduwul ci réew mu sonn lañ nekk koo jox ñaar téeméer dana ko jël. fii du ñëpp benn lañ amul chrétien amul yàlla dogal Sénégal mel noonu damay dem Popenguine di ànd ak samay bokki chrétien damay ànd ak samay bokki chrétien ñu dugg Touba sumi seeni daal di raam di sujjóot. dëgg la. benn groupe bu nekk APR di woowee seen boppi sëriñ képp ñoo lii waaye li nit ñi wax li nit ñi doon wax lii gaañu newu ci ak defar ci leen ci jublu maanaam xale yi nga xam ne dañoo nekk ci Espagne te dafa dee. xale yi nekk Maroc ñu di leen dóor xale yi nekk Brésil ñu sonal leen. dama ne ku ne may woo organisation yëpp may woo damay jaabante ci avocat yi di jaabante ci ambassade yi di téléphoné bëgg leen dimbali. te ñooñu ay sëriñ ay taalibe dañoo ami kilifa bu leen kilifa yi seetaane looloo tax bu ma rek ma dënd bi tàng. dara gën te ñett sa doom ne yaay maa ngi dem te ñëw dem indi sëriñ ci wala mu dem indi yónnee. dëgg la dëgg la. sa doom dem ñu ne bato ba dëpp na xamu ba sa doom dee na ci xamu ci dara fukki at déggoo ko xamu. am na si ñoo xam ne ay ati at seeni doom dem nañu. duñu téléphoné. ngeen jéggal damaa jaxasoo ak ONG li ci baree bari maa ko suba ci dëkk bi
yow war ngaa xam les députés de la diaspora contre naa ko ba tàyyi pour ñu jël alal jooju def ko ci fore ko ci néew yi te di ci ko kaas naa ko ba tàyyi wax ko ci politiciens yi activisme yi fu ma wax naa ko fa association black ak fu ma laay dem di jéem a souligner le même problème da doon neex suñ kilifa yi jóg jël la responsabilité jéem a seet ni ñuy def ba jubbanti Sénégal mën nañ ko jubbanti jaay doole bi moo ëpp grand Ousmane dama ne buñ toogee waxtaan daan jubbanti réew mi politiciens yi duñ ñitti dara ñu yóbboon sëñ Touba ci géej ñoo politiciens yi ñoo yem waaw Macky sax dama ne buñ jógul ci suñu bopp dama ne Sénégal la fay zircon ket mën naa dundal réew mi Casamance la fay turbu ket mën naa dundal réew mi boo demee mbaan àll boobu ci fleuve ay tool fa nekk ak ndox mu doy mën naa dundal réew mi dëgg la waaye politiciens yi réew mi intéressé wu ñu suñ mbokk yi di suñu bàyyi di suñu kilifa yi diine suñu bàyyi toppoon ci seen ginnaaw dëgg la tey ñu uruñoo tumuraanke ndax ñoom dong lañ xamuñu keneen buñ jooyee fu ñu jëm buñ jooyee tubaab képp lañ mën a jubal wala ci waawan yow mais téeméeri dong nag ñett bu ci jooy laaj ko lan la du ko bàyyi mukk ba dépression dugg ko waaye li ma xam ci Assane mu nekk ci dëkk bii ku fi mas na ñëw Assane teral naa la bu sëriñ xol bu rafet la yow Assane kenn xamu ko ci ay coow déedéet li ko jàpp nag ba lii dal ko lu soro na investigué la maanaam xëy na ay bokkam amuñu kàttan wala doole jiñ ko seete ni état bi am na ko te fa nga xam fa la bokk mën nañ koo seet ba xam lan moo ko dal Assane kenn wax la wut ko man nit ci sama bopp aaye naa ko sax Assane te noo waxee nii jëm koo nax parce que mag da ngay naxanteeg moom rek ba mu la nga bëgg ca moom dëgg la waaye fa mu sës ba wéeru fa man du ma psychologue dara laa ci mënut yow mi dara nga ci mënut waaye jël Assane moom di ko boole ki alkaati dama ne loolu état bu mat état du ko def dama ne Assane lim toog lépp le gouvernement du Sénégal war naa dépêcher ay professeurs en psychologue ay psychologue jëm ko interviewé te parce que déjà rek moom mu ngi woon ci état wu burn out léegi nga dugalaat ko ci beneen situation de stress mooy lan alal source de revenu am dagg nga ko indi nga ko ci dëkk boo xam ne moom moo nekkoon principal un des principaux en tout cas ne serait-ce que pour ses enfants moo doon toppatoo ay doomam léegi te coupé nga source de revenu bi amul possibilité revenu après amul defaloo ko kayit yi nga xam ni moo déclenché en fait genre kii boobu explosion de colère boobu defoo dara et après tu l'amènes encore en prison c'est pour qu'il aille se faire tuer en prison ou quoi parce que ça va pas s'arrêter en prison ñi ko doon agressé ana ñi ko doon agressé c'est-à-dire que Macky Sall on dirait mais attendez les gars vous avez des cerveaux quand même attention j'ai entendu des rumeurs Assane presque dañ koo jaay bi ñu àtte Khalifa Sall bi yaakaar ne Assane dana génn ara ñoom Barthélémy Dias créé mbooloo jaxase Dakar donc yaa ngi dégg ok Assane il paraît que dañ koo jaay sax waaye Assane mi ma xam jaay bu demee Assane bu ngeen àndee mu gis ab sëriñ day summi daal ci buntu bay raam nuyoo Assane dañ ko kompoloo yara muy sotti waaw loolu moom Assane a toujours pris la défense du mouridisme Assane a toujours pris la défense du mouridisme comme man nii ak ñeneen dama ne kan bokk góorgóorlu Sénégal ñoo ko bokk mais ana opposition sénégalais yi ana ñii wax ni que dañoo bëgg a nekk président de la République demain
Mais quand tu veux être président de la République demain, quand il y a un problème, tu ne peux pas jouer, snobber le problème des problèmes. C'est un problème qui est sérieux. Parce que Hassan a quand même des milliers et des milliers de gens derrière lui. Il faut prendre le taureau par les cornes. Macky Sall est incapable, mais il y a une que vous n'êtes pas incapable pour aborder ce problème avec la psychologie qu'il faut et pouvoir proposer des solutions à ce problème. Boulen ko daw, Boulen daw Hassan, pourquoi ngeen koy daw? À un moment, il disait des choses qui vous arrangeaient. Pourquoi ngeen koy daw léegi? En tout cas daal li nga xam ne moom laa ci xam. yaa ngi dema les religions ak tarixa yi nekk Sénégal war nañu def benn concertation. toog seen biir waxtaan créé lu mel ne ay assises. seet fan la réew mi jëm. ndax kat depuis 58 ba nëga ni Sénégal demul fenn. am na ku may laaj bay gerte ba jeexal tàkk. grand yow comme yaa ngi fi je vais faire plaisir à Maria Seck sama sœur bi nga xam ne daf ma demandé tey à tout prix ma wax ci waxu Penda Ba grand am na ku may poser la question sur le parmi les kii ana Penda Ba et que fait-on de Penda Ba qui a insulté tout un peuple. Mais xam nga une mafia noonu lay tëddee. Rappelle-toi que vous n'avez pas un gouvernement. Vous avez une sorte de mafia. te mafia naturellement noonu la tëddee. ñi ñu def Khalifa Sall affaire banditisme la. ñi ñu def kër Serigne si gan foog nga teral ko. boo ne président nga ànd ak téeméeri nit ñoo fekk si ab xalifa dañ la teral. ci biir teeru boobu. am na seen politique psychologie yu ne yoo xam ne dañuy jéem a détourner ñi nga xam ne dégg nga maam. mooy njaboot gi. moo tax ñu war a am fulle. Macky Sall bu nu boole. sëñ Bamba lañ yaakaar ay taalibe lañ. sëñ Touba mënuñu ko weccee ak lenn. Macky Sall dama ne buñ ko weccee bu mu tax ngeen di puus ak ba max. Macky ñaari dërëm jëru ko ñaari genn wala jëru ko. l'islam sax wérul. taalibe yi nga xam ne seeni maam. ñoo àndoon ak sëñ Tuba seeni baay ñoo ànd ak yéen ñoom ñu màgg xamuñu lu dul yéen. dama ne bu dara tax ci àdduna ngeen am benn manque de considération wala manque de confiance au niveau de ces talibé yi nga xam ne billahi wallahi sëriñ Tuba képp dañ bëgg. nit matul nit day juum. ak gor bu fekkee am nam xel day gaaw a jéggale. waaye sa bët bi suufa nga naaw jël xepp ne damay rey. te sëñ Tuba mës sa rey nit mës sa reylu sëñ Tuba jekku na tubaab bi ay yoon waaye da ko ba rek mu dem. ñëw ba Tuba Mbàkke mu jéggal ñëpp. yow nga ne ci biir Tuba di fa dund wut taw yet naan dama wut noonu sëñ Tuba di ko wër ci dëkk bi. damay kan xoolaat suñu bopp mu bëggee jaamu yàlla. waaw mbir mi loolu rek may ñaan jàmm te jéggalu. dëgg la te Assane yéen kilifa yi diine yooyu damaa bëgg ngeen ñaanal ko. bu fekkee xelam a dem xel mi dellusi ci moom. bu fekkee dafa am lu ko naqari ngeen ko waxtaan ak moom. bu fekkee daa war a faju ay bokkam yu mënuñu koo faj ngeen jël responsabilité bi. waaw mbir mi daal loolu laay ñaan kilifa yi diine yi. ñun ñu ci diaspora nag lépp luñ ci mën nañ ko def. ci saayir bu fekkee ay avocat la ñu jëm seet liñ ci mën ñu def ko ci. bu fekkee dafa war a faju wala mu soxla ñoom ci diaspora bi nañ ko jàppale. ndey la yor njaboot goo xam dañoo néew doole. mbir mi loolu képp la. dëgg la. waaw te politiciens yi dama ne daanu jaxase Sénégal. daañu tàggale ak sëriñ si. parce que étude la boo xam ne ci mondialisation bi la bokk. tubaab yi ñoo ko gëstu ci aspect yëpp. aspect yëpp tubaab yi ñoo xam ne ñoo ne diine ngëm gi Sénégal gëm surtout diine islam. wóorul. ndax yàgg. daañu mës a révolté ndax tooñ nañ leen ñaari yoon seen kilifa yi diine yi sonaloon nañ leen trop rax ca dolli te jëndu jàmm ba nëga ni bu Sénégal yor noo ko jël te Sénégal am na leen lu bees loo xam dañ ko war a jël dañ ko war a nanguwaat ci ñoom te alxuraan a ngi fii te suñu xale yi yeewu nañ wala seeni doom yi yeewu sëriñ si yeewu nañ léegi yii yëpp tubaab bee koy def réew mi nañ ko nangu ci Macky Sall kilifa yi diine yi toog waxtaan alxuraan dafa leer nañ lakum diinukum waliya diin chrétien yi doon suñu doomi bàjjan di suñu doomi ndey
ñu bokk lépp nuróo lépp bokk ay fowukaay lépp dama ne ñii woyoo sëñ Touba doon waa APR dëkk Touba seen melokaan lañu ko bàyyi ku ci rey nit ne sëñ Touba tax nga rey ko billahi wallahi da nga dem sawar waaw maa ngi jégalu a tey ñaan jàmm jàmm rek nag moo mën a am Sénégal parce que xam ñu lu dul jàmm àll bi nag boo ci nekkee at yu ëpp yu toll nii maa dama fi doon gone ko ndaw dem ba weex tàll ak bi jaaw sama xel nekkul ci ñibbi wala mënoo ñibbi dama ne booy nit il faut nga am loo tàggu ci yow lu jóge ci yow dëgg la mbir mi loolu rek la dëgg la waaye wax ji nag lu ci tënk maa ngi koy jégalu maa ngi koy jég baax a baax waaye day waxe naa sama xol waaye xel maa ngi doon fonctionné Macky Sall mooyu leen ko Macky Sall tubaab bee ko yabal ci yéen Macky Sall tubaab bee ko yabal ci yéen seen diine la tax war koo yàq mbir mi loolu Marème Faye gëmut yàlla waxut dëgg ay xërëm la gëm moo tax ma doon wax naan ku mel ne sëñ Modou Kara bopp bi ubbi ko nag ku mel ne sëñ Moustapha Sy mi bopp bi ubbi ko nag ñoom xale yi nan dajaloo créé benn commission d'initiative sol seen daal toog xalife benn par benn waxtaan ak ñoom pour ñu ànd créer assise yoo xam ne diine ji dañuy taxaw bu ko dañu seet buntu bu ñuy jaar ba mën a ànd am naa ci yaakaar ne buñ ko defee lu wér lu jàmm rek kay am waaye tant que politicien bi ñàbb saaga mboobu def ci xaar ma toog naa ci politicien ay kilifa ñu ne waaye gars yi xaalis lañ bëgg xaalis lañ bëgg ma toog naa ba tay jox ko bu ñëwee fi ci dëkk maa ñoo may ne dafa am benn point li nga wax noonu grand man dama nekkoon Allemagne dëkk naa Allemagne lu yàgg ma jàngee fa xaw a xam système mu Allemagne ni muy demee Allemagne boo nekkee képp kuy liggéey da ngay déclarer ndax catholique nga ndax musulman nga ndax athée nga bu fekkee ni catholique nga sa salaire dafa am somme boo xam ni état bi da koo décider somme boobu dañ koy jël directement sa salaire versé ko le culte religieux dafa affaire boobu culte religieux la waaw bu fekkee ni yow musulman nga dañ koy yónnee culte musulman pour ñoom seeni soxla donc bu fekkee ni Macky Sall bëgg nañu Sénégal xaalis ba ñuy jox suñu kilifa yi bañ a am benn problème aussi Macky Sall est-ce que waru koo def loo xam ni da koy jox kilifa yi te du ko nekk moom mooy yëkkati loxoom di ko jox ñoom bu ko joxee te mu nekk loo xam ni te dafa nekk loo xam ni dañ koy yelloo li leen di Macky Sall di jox da ngeen ci am droit ma koy rappeler da ngeen ci am droit du ne baaxaayu Macky Sall moo tax ñu jox la ko ndax tubaab yaa ngi koy def tubaab yi du ñu ay murit du ñu ay tiijaan du ñu ay ñaseen te dañuy jël xaalis jox ko seen kilifa diina alors lan moo tax Sénégal ñu bëgg a joxe xaalis bi ñoom dañuy def pour que mu mel ni que président bi moo leen ko baaxee alors que loolu dafa waroon a nekk si loolu moo am Allemagne xëy na yow dangaa yeggagul fooy fayee impôt waaye xool am na kuy wax ni loolu amul Allemagne man Allemagne laa jàngee dama jàngee defee Allemagne sama doctorat looloo fa am te dama sëyoon ak allemand xoolal xaalis boobu dañ koy jël sa salaire directement dem jox ko église wala ñu dem jox ko musulman yi wala ñu jox ko l'église protestante man dama doon jox église catholique parce que da ngay coché ban église nga bokk xaalis boobu impôt boobu dañ koy jox directement église catholique bu dee musulman nga ñu jox ko culte musulman loolu yëpp a ngi fa dañ ko prévoir ñoom waaye Sénégal bëgguñu ko def mu jaar yoon ba nga xam ni loolu kilifa diina bi da koy war a jot par force dépendul warut a dépendre ci Macky Sall xolam sedd ci kilifa diina yi wala xolam tàng mu bañ leen jox parce que lu ko war la lu war dëkk bi la diine dañ koy toppatoo jumaa yi duñu toog duñu dañ leen di jox lu ñuy lekk waaye dañoo soxla entretien kër lan moo tax catholique yi am xaalis bu ñuy defee ay hôpital ak ay yooyu dañoo am ay moyens yu ñuy lever ay fonds mais kan nga gis labbe bi du ñëw ne diw merci du ñëw ne diw de yow jërëjëf à moins que mu nekk ku def une action extraordinaire mooy comme par exemple boo demee suñu église yi da ngay gis am na ñoo xam ne ay bienfaiteurs la dañ leen defal benn plaque seen tur nekk ci boo góorgóorloo ba nga fësal sa bopp
ci ni nga jàppalee église bi sa tur nekk ci plaque boobu am na si ñoo xam ne sax dañuy dem ba am na ay banc yoo xam ne si yéen kon yéen doo leen fay impôt Allemagne képp koy fay impôt Allemagne xam na loolu képp ku ko fi weddi mooy ni tekkiwul dara Allemagne mooy ni amul moom du fay impôt amul liggéey bu officiel amul situation bu tax mu imposable ku imposable Allemagne sa xaalis sa salaire ci directement lañ koy jël jox sa église wala sa mosquée wala sa jàngu loolu moo am te loolu nag la ñu war a def Sénégal pour que ñu dagg le fait que Macky président mën a wax am lu muy wax chef kii non c'est un pays laïque justement mais non on n'a qu'à supporter tous nos xam nga bu ñu supporter déglu leen li may wax rek bu ñu supporter woon suñu kilifa diine yi directement avec l'État est-ce que dinañu soxla Macky Sall dem di joxe dara après di def comme ni moom la neex moo tax mu def ko parce que xaalis bi muy joxe moomu ko te xaalis bi dafa yelloo kilifa diine yi que ce soit l'église que ce soit Touba que ce soit Pire que ce soit Tivaouane dañ leen war a jàppale parce que dañoo am ay taalibe jumaa yi dañ leen war a toppatoo dañ koy nettoyer am na ñu ko war a nettoyer am na dañ koy war di peinture dañoo war a di renouveler le matériel qu'il y a dedans et c'est la responsabilité de l'État de le faire parce que il prend des impôts chez les fidèles alors impôts yooyu moo war a toppatoo les lieux de culte mais au lieu que ñu koy def de manière transparente républicaine moom ci portefeuille am la koy def dem di ko joxe muy mel ni moom moo baax moo tax mu def ko alors que c'est une obligation loolu moo war a dagg loolu sax moo war a daj ku mu ci jox milliard nga xam ne jox na la ko waaye du moom moo ko moom loolu c'est inscrit tubaab yi yéen koy defal seen diina seen kilifa diina yi tubaab yi yéen koy def du ni Macky dafa baax li am fépp la koy def li am fépp nag lay def Sénégal mais moom da koy jéem a akki moom mu mel ni moom moo baax moo tax mu koy def lan ngeen foog ñoom catholique saa yoo demee église xam nga yéen musulman da ngeen dem julli ma expliquer leen système catholique yi ñun chaque dimanche da ngay joxe man damay joxe sama jëkkër day joxe samay doom yi ku ci nekk day joxe on appelle ça la quête dañ koy jaarale ci rang église ba ma njëkkoon a nekk ñaari yoon lañ koy jaarale dañ koy jaarale ci avant communion bu bees pare ñu ne dañoo am tel projet joxewaat leen xaalis ba am na temps ma naan waaw ñii seen laaj bëri na de dangay joxe 2 fois ci yenn église yi parce que c'est une chose qui est normale nañu arrêté di ko akimoo jël xaalis bi ñu war a jox suñu kilifa diine yi akimoo ko di def comme ni yow yaa defal kilifa diine yi defaloo leen askan wi ñoo ko war a def te suñu responsabilité la bañuñu ko mais façon ba nga koy defee Macky Sall moo salte moo mesquin parce que da nga koy def pour tirer ci un avantage personnel et c'est pas normal c'est grand lan amoo commentaire bala témoignage boo mun a def par rapport à ça. ma tëj rek ma tëj li wér lool mooy yàlla dogal na ay sénégalais lañ yàlla dogal na tubaab bi mënu ëpp doole. tubaab bi ba mu jéngee léegi ëpp na juróom-benn téeméer. ëpp na juróom-benn téeméer at. dëgg la yëpp gën a nag wëlbati ci ko léegi dañuy ko seet. waaw ba tax na. bu ñu àndul rek daa am problème dama ñun ñëpp ay taalibe lañ. ñun ñëpp dañu topp ci ginnaaw sëriñ ñun ñëpp dañoo topp ci li nga xam ne moom la alxuraan digle. ñu bëggoon assemblée nationale lu mu dee ay imam nekk ci biir. waa église bi nekk ci biir waaye bàyyi ay ñu xam ne tubaab bay sol ñu ci seen bopp yi ñu yaram di guddee di teg suba ngoon dama leen cee gënwul assemblée nationale lu mu dee imam waroon nañu caa bokk. wala ñaar ñoo xam ne ñu jóge ci église bi. bu ko defee maa ngi teg lépp. dëgg la dafa tegginuwul. ñu ci ay franc-maçon ñu taxaw di nga am di werante suba ak guddi ak ngoon bëgg a jiite réew mi ngi mënta ne moo tax ñaan sëñ Moustapha na rafet na sëñ rafet na Modou Kara am na partagé leen vidéo bi gars yi partagé leen lañ am toog wax daam yooyu kilifa yi diine li nekk ngaabu sëñ xale mu loo sëñ bu xale lii topp ci àdduna ma ne buñ bëggee turé ci suñu ba may suñu génn ci bi xuus ñu fa yi waaye muy jégalu wax ji ndax wax ji gën a luñu mais li nekk ñu exposé ko pour seen
ñëw waaw suñu baax yéen ñoo waaw wax ji dama ne kenn bëgg ko ñu koy jéggalu kenn bëgg jéggalu wax ji bari nga daal di juum léegi parce que kenn bëgg ko waaye lii état bi jël États-Unis xale yi Sénégal yi dee kenn di leen dundee Sénégal yoo xam ne grand réseau bi dafa mel ni dafa dem sa kàddu gi leeratul tellement dégguñu la bu baax da ngay ñëw ni bi da ngay ñëw ni bi jur na fanweeri Sénégal ab docteur DPS li ci ay waaye nañu dimbali waaye Sénégal comme moom te xamuñ furu Sénégal suñ doom yi nag ne ci àll bi dañoo war a jubbi li ñu dal ñaan li ñu dal xale yi am li juddoo ci réew merci beaucoup merci waaw ma bëggoon nag sëñ bi safaa ko courant jël waxtaane notre solution pour ñu mën a dajaloo sa ut tiim bu dëgg kenn ku ci dem yendoo ab xalifa waxtaan ak moom pour na ko ñu dajaloo seet buntu bu ñu jaar ñii mënu ñëw fenn Sénégal Sall mu géré ñaari jabar dëgg la yor ñaari mën a xay xaalis bi te li am réew jox ko dëgg la partagé jërëjëf sëñ bi nit laa dëgg la waaye maa ngi ànd li ngeen bëgg laa bëgg mu boobu waaw wax maa ngi jóg lu baax dëgg la partagé leen gars yi partagé leen merci beaucoup merci grand Ousmane intervention bi am na solo defe naa ni gars yi li ngeen dégg war na nekk vraiment quelque chose qui a pu recadrer un peu le débat comme niñ ko waxee woon kooku de jaguta déglu comme niñ ko waxee woon rek nañu continuer donc nañu continuer di jël ñi nekk ci ligne bi grand maa ngi lay remercier bu baax a baax grand couper parce que je n'arrive pas ndax appel yi dugg mënuma dugg pour couper la couper ma s'il te plaît couper ma please yàlla ok alhamdulillah voilà donc maa ngi jël prochaine personne bi nekk ci ligne bi maa ngi dem ci WhatsApp bi xool Ousmane Norvège mu ngi doon woote Ousmane je te rappelle apparemment Ousmane mais Aliou Ndiaye dinaa la rappeler mais man pourquoi mënuma appeler je n'arrive pas à appeler doo leen bàyyi appeler bi man ma topp liste bi woo nit ñi please may leen ma topp liste bi please bu ñëpp a woondoo duma mën a dugal kenn parce que man maay woote dégg ngeen naa man maay woote bàyyi leen ma jël liste bi akamaa dëgg bopp nag boo leen ko xamoon rek di ngeen noppalu ak man boo leen bàyyee ku xës ba bippee dangay xaar après man dinaa la dugal dinaa topp liste bi woote please voilà gars yi donc waaw sëñ bi salaamaaleykum aleykum salaam waaw kooku man la Françoise yow da nga woote woon léegi waaw kay dama bëggoon a dugg numéro bi laa gis moo tax ma jël ko dëgg la tur bi naka la maa ngi fii Allemagne waaw lan mooy sa participation waaw sama participation mooy que am naa lu ma naqari ak lu ma métti lool dëgg la ñëpp am lu leen métti tey waxtaan wi yàgg naa see bëgg a dugg dëgg la fexe ba dugg dëgg la heureusement que bi ma gisee numéro bi ma jël ko jërëjëf Touba laa dëkk fa laa juddoo fa laa yaroo dëgg la mais dama bëgg ñu xam ne ñun askanu murit ñu ngi ñuy tooñ boo xam ne Assane Diouf defuñu lenn dëgg la yaa ngi dégg dëgg la
ay nit ñooñu def mais Assane Diouf ñan la fi njëkk a saaga Assane Diouf saaga na président bi Assane Diouf saaga na Youssou Ndour saaga na premier ministre yi def na ñooñu xamuñu fuñ koy jaaree puisque ñoo ko dipot andi ko viam ñoom ñoo ko yore yaa ngi dégg dëgg la lu Assane Diouf ak bakkanam ñoom ñoo ko yore tax defuñu ko dara waxuñu ko dara di ko seetaan fi mu nekk nii ñi ngi taxal murid yi taxal boo xam ne te man li ma ci njëkk a jaaxal mooy suñu mbokki murid yi dafa mel ni dañuy nelaw dese nañ baax na ndax Assane su laajee sëñ Bass yow milliards yi nga yor foo ko jëlee pour man xaalis bi Macky Sall di passeré di ko di joxe foofu la Assane di waxee mais nit ñi dégguñu ko parce que sëñ Bass tax ko wax te benn bu ay nit demee di ko attaqué këram sëñ Bass yebalu leen sëñ Bass tinu leen déggu ko loolu am na feneen fu mu jógee mais jógewut ci Touba yaa ngi dégg puisque Sëriñ Touba rayut rayluwul kilifa diine yi fi nekk rëy ñu rëylu mais nañ wax li fi ne te dee bu ne dëgg neexul mais Sénégal suñ njiit yëfa ne ñoo ko liggéeyun defuñu man ñoo jaay suñ doomi réew ñee ngi dee Libi xoolal te kenn waxu leen lenn Maroc Mauritanie gii gën a jege bis bu set nga dégg ab sénégalais dee na fa dóor nañ fa sénégalais ba rey ko te kenn du wax ñoom xaalis bi rek lañ gis bu ñëwee waaw bu ma toogee danaa def lii danaa def laa boo toogee sa njaboot nga fi nekkal ak sa jabar Sénégal bi yëpp yóbbu foo dem naan Sénégal am na ci am na loolu nga wax léegi maa ngi lay déglu paa bi doon wax noonu bi nga ne Allemagne ku fi liggéey de wax nga dëgg. Allemagne nga nekk yow képp ku fi liggéey. Allemagne laa nekk. ñoom non c'est que aussi dafa am ñoo xam ne. maa ngi Allemagne di fi liggéey ak sama jabar man Sénégal ma sama jabar européenne la. le problème est que am na ñoo xam ne mosuñu fay impôt duñu mën a xam ni loolu moo am Allemagne. Allemagne boo amee bulletin de salaire amul kayit bay liggéey sa bulletin de salaire dañ lay laaj déjà mu ngi noonu say impôt balaa mu ñëw dafa am kayit bu ñu lay yónnee kayit boobu ngay xam lépp maa koy fay voilà man xam li ngay wax lu dëggu la xam naa ko yaa ngi dégg définitivement booy liggéey da ngay fay impôt muy julit bi muy catholique bi dañ lay laaj man bi ma demee Lar Taws laa dem commune mairie bi ma demee ñu laaj ma ndax julit musulman la billaay ndeysaan yaa ngi dégg dëgg la dëgg la sama nomina bu ñëwee sama busta paage ci la ñuy jël loolu nga wax noonu dañ ko ci dañ ko fa def directement dañ koy jël directement versé ko culte musulman parce que am nañ ko Assane laa bëgg ñu yërëm ko te xam ne Assane kun war a jege la kun war a faj la man saaga ànduma ceeg moom sama mbokk taalibe la sama mbokk julli la mais saaga ànduma ceeg kenn saaga bi sax tey su ma ko jege woon man damay dem ba ci moom ne ko sëñ bi waxal li la naqari mais saaga bu ko def mukk yaa ngi dégg mais xaj na moom gis-gisam loo foofu la gisee bay saaga ñàkk pexe moo ko tax a saaga te wax naa ko ci début émission bi ana suñu mag yi doon dox njëkk ana suñu mag yi nga xam ne ñoo doon dajale ñu xuloo dajale ñu doon xeex fexe ba ñëpp bokk ànd di waxtaan di ree dëkk naan bokk lekk bokk naan mais man dama yaakaar ni que loolu warul nekk valeur yu ñu war a perdre Sénégal valeur yu mel noonu lan moo tax Assane ba mu ñëwee gisuñu ni que kii dafa am problème dafa burn out dafa maanaam épuisement de ses nerfs gis nga li ko dal ku mu dal nga métti puisque ku nekk Amérique nga nekk fukki at ak nangam munoo fexe ba am kayit loolu problème bu mag lay doon ci yow ñu ne la fa sempet encore andi la Sénégal teg la fa ci Sénégal njaay gu métti gee Sénégal njaay gu naqari gee waaye bu sa bopp tourné wut nga xam ne yow yaa fi man allo oui Assane li ko ku mu dal mu naqari la yaa ngi dégg waaw Pa Mansour suñu kilifa yi sax kilifa diine yi bu ñu woon Assane parce que man mii je sais que am na ñu mu jotoon a waxal ba giif ba ne dootu loolu moom saaga xam nga la loolu wuyu ma loolu possible loolu soo gisee wuyu ma soo fekkee ne yow
am nga kenn koo xam Sénégal loolu ci sëñ Abdou Karim mooy sëriñam yaa ngi dégg nan ca dem buñ ca demee wax ko ne ko néeg ñii la demee sëñ Abdou Karim dina woolu sëñ Bass waxtaan ak moom man xam nga li ma bañ mooy deru murit di yàq deru murit gi ni yàq ndax gis nga nag Touba def nañ fa ay toj penc def nañ fa ay toj penc ñu ne lëñ nga fa te ke lijjantiwu ko seen juufa ci gën a tuutile man du ma tudd turu kenn mais juuf ci boppam moo ci gën a tuutile li mu def man Assane su fekkoon ne foo wax ak sëriñ bi wax sëriñ bi saaga du ma wax ak moom bu muy laaj kooku pour man du dara mais affaire bi buñ ko jaare ci ñun murit du def yenn yi sëriñ Touba moo gën a na mën a def yenn yi moo dàqu na gën a mën a rey te defu ko mën na ko ci saayir mën ko ci baatin te defu ko dafa jéggal ab noonam ba jéggal kon buñ jógee ne te sëñ Bass moo leen yónni pour ñu attaquer Rey Asad loolu amut loolu ku ko waxoo te billaahi boo tey jii bu rajo wala télévision demoon ba ci sëñ Bass dana man kay yëblewu ko rey yëguma ci duma boo ko waxee danaa la moom boo ko waxoon sax xam nga lu mu la kooku de sëñ boobu de dafa am lu mu àndal kooku moom damaa yaakaar ne ku ñu war a dimbale faje ko la loolu la lay daal di wax ndax xam nga toog ci di saaga ku ne di saaga kooku nit ñi lay jàppee dof wax dëgg yàlla dof lañ la mën a jàppee lan la ñuy wax pale bi kay ak waa APR ñoo bëgg a jaare ci wax bi pour def ko occasion bu ñu mën a tëyee Assane Diouf régler seen problème ak Assane Diouf jeex na mooy li mu wax nii affaire boobu nag mais buñ ko jaaree ci waa Touba ñoom it waruñoo nelaw ñu koy jaare ci ñoom waruñu ne cell boo nañu dox mbokk xamal ma loolu mooy loolu la ñu xam ñun Sénégal loolu la ñu xam te mooy li may wax commencement rek coon li ma ci taxaw nii bu ma gisee murit yi taxawu ko dinaa dem noppalu su ma gisee ay mbokkam taxawu ko dinaa toog noppalu su ma gisee musulman yi toog noppalu jàppale ko nañ ko war a jàppalee ma dem toog jublu léegi ci sama bopp parce que li ma sonn nii yëpp ba nit ñi foog ni dafa am lu ma ciy am defuma parce que dama gisuma kenn Sénégal yépp nag am na ñu jege woon mujjee wëlbatiku dem taxaw jàpp seen njàmbur di seetaan te gëw ma ni loolu solution la te saa yu ma ci waxee ak ñoom damay ne man gëw ma ni man damay dem ba ma ni damay def ni ñoom mais ma toogaat xam ni que kii lii muy def il faut ñu jàppale ko il faut ñu régler situation bi le sens des responsabilités il faut que gars yi ñu delloo si waat sensu responsabilité ah sa rajo bi sa kii bi sa réception bi fort na sensu responsabilité xam nga mooy lan nit saaga la nga mën a dépasser saaga boobu pour régler un problème qui est là et cela demande la hauteur cela demande un certain niveau waaye prétexte la saaga yi prétexte la loolu mooy problème bi nit ñi dañoo xamul tey ci ni mais Assane ci nekk nii Assane li muy xeex jàppalewuñ nit ñi jàppalewuñ ku wax ñu tëj la wala ku wax ñu dóor la moo tax ñëpp ne cell loolu nag suñ ko defee avancement du am tey coono rek kay bari yaa ngi dégg avancement du am coono mooy bari ndax su nekk ni Assane li muy kaas am na ci droit neexul ba neexul mais nguur gi jàppalewul immigré liggéey danoo jàppalewul doomu Sénégalais ci boppam lañ tegu nen ku ci génn nga am problème kenn du leen tey jii xoolal yow sañ nga gis benn tubaab boo xam ne da ngay di ab tubaab di ko ñàkkal doom ci benn réew def ko nga xool est-ce que gis nga tubaab président tubaab bi ak mais fii rek ngay gis ñu téye ba mu jéggi wala mu dee ñu ne akee dee na dafa def li dafa def la président du ci wax du ci ŋàppi gémmiñam du ci wax nenn dee na rek ngay dégg jërëjëf merci beaucoup ah merci beaucoup xam nga loolu dafa métti man def naa fukki at def naa ko Europe
mais li ma fi gis ci Allemagne ji nga gis nii donc suñu président bi ci boppam signé fi benn accord boo xam ne si benn Sénégal mënu fee liggéey. merci. ku amut kayit. merci dëgg la merci beaucoup. loolu fan lañ ko teg Nigéria yaa ngi indi Nigéria yi ñu ngi fi di liggéey Gambia yi ñu ngi fi di liggéey. Yaaya Jammeh mi non barke Serigne Bamba laa la man Yaaya Jammeh jiite woon Afrique yëpp sax moo ma gënal ndax Yaaya Jammeh dafa nekk koo xam ne tey boo nee nga de ab Gambia da lay wax lu leer nañ Gambia amul liggéey boo jëlee benn doom nga bëgg a génne yóbbu ko Angleterre moo ko colonisé. merci beaucoup. xoolal ma loolu mais yow nga ñëw laaj xaalis ñu jox la nga ne sa réew am na liggéey ñu financé la pour nga yóbbu ñooñu pour boo demee jox leen ko xaalis ñooñu duñ wàcc ay 100 000 nga leen di jox ay 10 000 francs. moo ngi noonu. loolu fiñ ko waaye yaa na li ñu doon wax fii def fi benn émission di wax naan président bi dafa ñëw signé benn accord pour ñu naan loolu dëgg bu wër kenn la. doo fii dong lañ ko defee. merci beaucoup sëñ bi merci pour la participation ñu ngi lay gërëm di la sant di la souhaiter une excellente soirée. jërëjëf soxna si. jërëjëf. voilà di wax ni que donc gars yi ñu ngi continuer wax sa xalaat bi à propos du cas Assane Diouf bi nga xam ni tey Macky Sall la justice de Macky Sall la déféré na ko da ko bëgg a tëj donc li ñu mën a wax rek mooy que Sénégal moom ñu ngi bàyyi loo xam ni mun na jóg musiba parce que li tax ñu am na loo xam ni dañ ko xam ne dañoo yàgg wax ni dañoo may leen ma tuuti ma dugal kii dañoo yàgg wax que nos marabouts ay modérateurs sociaux lañu bu ñu waxee modérateurs sociaux ñoo xam ne dañuy maanaam équilibre dañuy indi équilibre quand il y a un problème kilifa yi dañuy wax après bu ñu waxee problème bi sedd dañuy joxe ndigal problème bi sedd dañuy joxe ay conseils dañuy woon nit ñi wax ak ñoom ñu wàcce mais ba Assane yegsee man def bii mooy def naa live boo xam ni Youssou Ndour laa doon interpellé ak ñoom ak kilifa yi nekk Sénégal ba ne xanaa Sénégal amatul un modérateur un médiateur de la République ne nañu jël waxtaan xool nan la ñuy fay déjà ñaa ameel Assane xaalis loolu yëpp def naa ko lu ne def naa ko nee naa leen c'est ça maintenant man li ma leen di wax ñi may reproché ni maa ngi jàppale Assane di leen wax ni que di rebaptiser waxaat que mësuma wax benn lu day nii ci kilifa diina bu mu mënti doon bu église beeg bu Touba beeg bu Njaasaan beeg bu Ñaseen beeg bu Tiwaawoon beeg ci yem mësuma ci wax kenn lu dul noonu naka su dul noonu respect rek laa leen ameel di wax ni nag Sénégal dafa nekkoon dëkk boo xam ni quand y a un problème solidarité laa yaakaaroon ni moo am bu ay dëkkandoo xuloowee mbala ñu xeex ñu woo leen defal waxtaan ba nit ñi yëy ko guro juboo Sénégal nag léegi problème day am ku nekk toog sa kër di seetaan mais saaga yi nee ngeen dafa métti ku nekk daw na ndax saaga yi mais doo leen woo kii saaga ngeen toogal ko yéen kilifa yi wax ak moom lu tax kenn benn kilifa woowu ko convoqué ko wax jox ko ndigal ba tey jii ñu bëgg a wax ni nag ko yegg nañu ci miiwu sës ba kenn mënutu ci dara parce que loolu moo leen arrangé personne ne veut s'impliquer man dañuy ne ndax damaa dof lu tax lii may def ni pour lan bés bu ne ñu ne ma xanaa amoo liggéey mais xanaa yenn saay nit war na mën a am lu mu jox askanam te jox ko gratuitement te jox ko te yàlla tax wala nit ki intérêt rek moo war a tax nga yëngu mais man de du loolu lañ ma jàngaloon Sénégal du loolu la sama waajur du loolu lañ ma jàngal que nit ñi sa intérêt rek ngay yëngu man xaw ma loolu. allo. te mënuma bàyyi nit ku nekk ci problème ma toog di ko seetaan je suis désolée. allo. yéen kilifa diine yi yéen kilifa yi nekk Sénégal yéen gouvernement bi jël leen Assane en charge ngeen taxaw régler ce problème. allo régler ce problème. allo. oui.
oui allô. allo ma sœur maa lay sant di la gërëm. maa ngi lay yaa may dégg remercier mon frère mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax dama lay njëkk yow laay njëkk gërëm. merci. yaa may dégg. yow dama lay sant di la gërëm adduna bi yëpp xam nañu ni nga bëggee Assane ni nga ko jàppalee ni nga ko taxawoo yal na yàlla fay barke Seydina Mohamed yal na yàlla fay. amiin amiin. barke si Jésus Christ bi nga gëm yal na yàlla fay. Plusieurs fois Kharital Sy plusieurs fois mais je ne peux pas faire c'est pas mon enfant c'est un